baax a baax xibaar yi ñu koy dooree xam ngeen ko tey jii benn fan ci wala bokk ñetti fan ci weeru mars ñuy fàttaliku bis bi nga xamante ni amoon na fi mu metti lool fukki nit ak ñeent faatu ci ba tey jii dara leerul ci mbir mi dinañ ci dikkaat ci biir xibaar yi. ca Ziguinchor xam ngeen ne am na koo xam ni moom ki ci njëkk a faatu foofu la amee woon ñi nga xamante ñooy ay waajuram ñi ngi koy naqarlu bu baax di ñaawlu itam li leen nguur gi ñu ni ñàkk faale di laaj justice daal di def liggéeyam ci wàll wi. wooteeb Seydina Maam Limaamu Laay xam ngeen ko suba la ak gannaaw suba fekk nag ñu daal di ubbi loolu ñuy wax autopont bu Cambérène tey jii bu ñu fa xëyee gis nañ ne embouteillage yi wàññeeku na bu baax groupe Futurs Médias nu mu koy tàmm di defee itam daal dina fay yebal délégation bu takku fii ci abstention bu Sénégal vote ONU guerre Ukraine dinañ ci dikk ci xibaaru biti réew yi ci kanam tuuti léegi la ñuy faram fàccee ni ma ko waxee ñetti fan ci weeru mars 2020 tey jii di ñetti fan ci weeru mars 2021 ñaari at wala bokk benn at boo xamante ni ñi ngi fàttaliku émeute yi fi amoon fukki nit ak ñeent daal di ci faatu mu metti woon lool gannaaw nag bi nga xamante ni dañu convoqué woon Ousmane Sonko mi nga xam ne Adji Sarr moo ko tuumaal ne dafa yegg ci kawam ñu convoqué woon ko waaye nag lu ca gannaaw sa lu mu jur ñëpp gis nañ ko dañ leen di fàttali xew-xew boobu amoon bu metti lool di ci ànd ak Mamadou Fall. mars weer woo xamante ni moo gën a sombre ci histoire du Sénégal fukki doomu aadama ak ñett ñàkk seen bakkan ci si kanam tuuti Mamadou Fall kon dinañu fàttali li nga xamante ni moom moo fa xewoon le temps ñu dem Ziguinchor ñi ngi koy wax foofa ay nit bi nga xam ne moo fa njëkk faatu foofu la amee ñi nga xamante ni ñooy njabootu kii faatu dina xaru lool leen nguur gi faalewul naka noonu yoon boobu ba léegi mi ngi ne pat ci wàllu wi ñuy laaj nag yoon def liggéeyam ci wàllu wi dañ ciy ànd ak Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang. gannaaw bu benn at doxee diggante waxtu bu seeni doom ñàkk seeni bakkan rawatina ci émeute yu fi amoon mois de mars 2021 métit baa ngi fi ba léegi mel ni tey la xew métit bii moo ngi ànd ak xol bu naxaar yi. dundu nakar ak dundu métit nakar ak métit parce que nga jur sa doom yar ko def ci moom li nga war a def ci moom pour mu njëriñ la suba pour mu njëriñ askan bi njëriñ réew mi ëllëg lii dal ko. te lay métti lool. sama espoir yëpp xale boobu la man chauffeur laa te man sama yaram neexul noonu Jakarta tamponné ma ñaari yoon man maa ngi dawantu nii gis nga oto bi sax dañ ma ko jox may taxi na mais damay dem di yenn saay sax day mel ni lu bëri day manqué si man sax damay ñëw gaare ma toog sama xel bi man damay dox nii sax xel bi si boppam moo nekkul si man sax billaay. xale su si attroupement day dem la xam xale 13 ans. lan la xam bal lañ ko laal à bout portant ci front bi fii à bout portant moi je suis ancien militaire xam naa maintien d'ordre. suñu leen laajee ndax yoon def na lu ci waar. niki ñoom ñii ni ñu ko ñaanoon nguur gi daaw. lii la ñuy tontu. ci wàllu justice boobu ngeen di wax noonu parce que je pense que dañuy dégg ci rajo yi di dégg fu nekk ne nous sommes dans un pays de droit. mooy maanaam dëkk bi am na ay sart am na ay yoon ku def dara dañu lay teg ci yoon ku def lu baax ñi gërëm la ku def lu baax ñu ne la lii baaxul man benn agent de la brigade de recherche moo fi ñëw enquête ma laaj ma mu dem depuis mu bàyyi ginnaaw dëggatuma suite moo tax mu ne ma ne dans un pays de droit droit bi war nañ ko wax. bon si départ bi benn yoon lañ ci la police ñëw Ziguinchor ñëw fii bi ñu dem ba gendarmerie après waxtaan nañ ba fu décès bi am sax. état bi moo waroon protéger la population. gouvernement depuis ñoo def seen kurun yooyu fii seen affaire jaay taar yooyu fii ba tey kenn gisu leen. ñu jàpp ni ci émeute ñu génn ci mois de mars 2021 département bi ñoo na dong amoon na ñeenti ndaw ñu ci ñàkkoon seeni bakkan.
fitna gi 3 mars 2020 metti woon na lool ñu bare faatu nañ ci waaye ñu bare itam am nañ ci ay gaañu moo tax télévision Futurs Médias daal di ciy def benn document exclusif am na koo xamante ni def ci lakkoon lakk gu métti waaye muñ na wala bokk te dund na ak lakk-lakk yi ci diiru benn at laata muy faatu muy lu metti lool ñu di ci ànd ak Abdoulaye Cissé. bésub Ousmane Sonko ba ku siggi avenue Cheikh Anta Diop gis saxaar si dégg telli grenade lacrymogène ya xam ni police nga jaamarloo ak mbooloo mi xibaar jip ne police ngay jéem a rawale Ousmane Sonko jaarale ko corniche mbooloo ma fàq ku nekk di wut foo jaar ngir dabu ju cortège bi gaaw lu ñu romb rajaxe lu ñu romb jaxase ba ci ñenn ñi sax yor seeni almet di taal ba ci lu jotewul ak coow li dara niki noonu la ay nit jëlee seen almet xëpp essence garab gu taaru gu taxaw jotewul ak kenn dara ñu koset boyal ko mu takk jëppeet njool taaru di takk ba jeex ku ne mën a am yëg-yëg ci li mu dund ak ni safara si méttee léeg-léeg jaar nañu fa sax xool nu njool taaru nekkee lakk ba jeex ñoreeku deseetul sidit atu bi yàlla njool a ngi sampu ba bu yàggul la njool taaru daanu tàlli ñareet moo ne service technique gu état bi wala yu ville bi mënoon na ko gën a suturaal sax waaye ba njool daanoo ba léegi ndox yu bon ya ñooy ball ca fa mu tëdd waaye xëy na réew moo xam ne dana nu koset nit taal nit mu tàkk jëppeet du ñooy bàyyi xel garab goo xam ne jàpp nañ ni sax amul bakkan ndax campagne électorale locale yi fu mujj lañu fu koset xale bu am ñetti at Taala Sall yàlla na ko yàlla yërëm ba mu jaaree fa ñàkk bakkanam baayam ba ñu ko taalandooloon xëy na mucc na waaye lakk-lakk ya ba ilaa yow mi diini la koy lor lii nag war a tax ñu xoolaat sunu rapport ak li ñu wër ak environnement doonte du nit rekk moo yore bakken ndax garab yi dañuy dund te amal ñu njariñ miim réew xëy na suñu rapport ak violence bu teguwul ci fenn war nañu ko xoolaat. kon Abdoulaye Cissé garab gi moom moo ko soxal maanaam ni ñu ko lakkee ba mu jeex ba mujj nag mu faatu daanu këpp ci mbedd mi. Amnesty International section Sénégal lu mu bëgg mooy yoon àddu ci mbir mi ndax nag mu ni jot na moom nag organisation buy xeex ak yelleefu doomu aadama la nee nañu sax ñi ngi xaar itam commission d'enquête indépendante bi nga xam ne ministre de la justice daal dina ko woon annoncé bi mbir mi amee lu ko may rek ñu ni dinañ ñoom dem saisir les juridictions internationales. Seydi Gassama moom mooy directeur exécutif bu Amnesty International dañu koy teelu ci moom ak Chérif Dia Gervais Yao. ci fukk ak ñeenti doomu Sénégal ñoo xam dañ ñàkk seen bakkan ci fukk ak ñeent yooyu mun nañu wax ni fukk ak ñaari n'est-ce pas dañ leen rey bal moo leen rey bal fetal moo leen rey donc loolu dafa laaj l'enquête am ndax ci réewum démocratie ak réew boo xam ne état de droit maanaam loi moo fay dox. même su dee bëri nit rek moo gën a àdduna la ñu rey n'est-ce pas état day ubbi ay l'enquête pour leeral ci ñan condition la ñàkkee bakkanam malheureusement fii bi événement yi amee n'est-ce pas nguuru Sénégal dañu annoncé rek dañuy créer commission d'enquête waaye mun nañu wax tey ñun en tout cas ñun Amnesty yëguñu ne nguuru Sénégal mu ngi dafay jéego pour créer commission boobu. ndax su yàggul ci ay weer rek su dee nguuru Sénégal. ak sa kër attekaay posé ñu benn acte pour instruire plainte yi nga xam ne moom lañ jabooti déposé ndax am na ñoo xam ne dañuy déposé ay plainte boobaa ñoo nañ jël mbir mi yóbbu ko fi mbaxana doon benn dañuy saisir Cour de justice bu CEDEAO saisir instance aux Nations Unies. maa ngi leen koy wax sànq ñi ngi ci mois de mars di mois de la femme moo tax itam ñi ngi di waxtaanee femme ak pouvoir bu mu am ci wàllu politique ci Sénégal amaloon nañ ci nag ndaje boo xamante ne waxtaan la ñu doon sottante xalaat ci diggante diplômé institut de haute étude internationale ak du développement de Genève ci weer wi nga xamante ni ñoom nag lu ñu bëgg ñee nañu ñoom
ñoom soxna yi am taxawaay bu am solo ci instance de décision yi dañ ciy déglu ki nga xamante ni moom mooy présidente ba di Mame Anne ci micro Maymouna Ndiaye ak Mar Dieng. Dans un contexte d'élection locale. dañoo jóge ci ay élection jongante yoo xam ni ñun dañ cee am gis-gis bu yaatu ndax kat dañu ne leadership féminin loolu mooy thème bi nga xam ni moom la ñu retenir wante it ba ñu seetloo nag dañoo gis ni ñun suñu loi dafa am foo xam ni dafa des ba léegi ndax kat naam am nañu parité wante li ñu gis rek leneen la ndax ngir ñu doxal ko ay jafe-jafe kese la ndax kat jigéen ñi. ci fi ñuy jëlee dogal dañoo gis ni dañ leen a néewal doole foofu yenn poste yi kenn du leen ko jox ci administration bi naka noonu ñun nag dañoo taxaw tey jii tembe ngir xeex loolu bëgg nañu loolu bu fi jógewul sax mu wàññeeku bu baax jigéen ñu gën koo jox gëddam palaasam nag naam saa su ne dañ koy fàttali wante nag dafa jot ñu daal di koy jëfee ñun nag suñu liggéey yi yëpp ci loolu lay aaju dina am ay thématiques yoo xam ni dinañ ko gën a càmbar bëgg nañu nag suñu liggéey bi ñu yaatal ko ndax kat ay ndaw lañu ay borom xam-xam yoo xam ni dañuy yëngatu ci wàll wi ndax kat bëgg nañu buñ ci jógee daal ñu am ci ndam. La question de la santé. ci Afrique sowu jant li ñu gis moom mooy ne loi yi nga xam ne dafay wàññi doole liberté d'expression ak itam di limiter accès à l'information loolu nag la ñu saytu ci Afrique sowu jant ki ko wax di Fatou Diagne Senghor dañu koy déglu ci micro d'Issa Préra ak Abdoulaye Diallo. Fragilisons la qualité de l'information parce que organe de presse yi duñu ci génn ñu ngi jël investir lu bari mais duñu ci génn à cause de l'absence de régulation yu correcte mais à cause aussi de l'absence d'un cadre normatif qui permet aux médias de s'épanouir. Le dernier point mooy affaire protection par exemple su amee ay cas agression te adressé wuñu ko dafay ragalloo loolu mooy indi des fois autocensure et gis nañ ne lu bëri ci dëkk yu bëri loolu dafay tax ñu bëri bu ñu bëgg a liggéey comme journaliste d'investigation et surtout jigéen yi parce que agression yi bu amee mu wóor la ne dafay affaiblir ñu bëri dañuy naan ils préfèrent travailler dans d'autres secteurs que d'aller vers le journalisme d'investigation. C'est la même chose pour les militants des droits humains. Quand il y a beaucoup d'impunité aussi, les gens préfèrent se retirer d'un domaine et aller peut-être prendre leur retraite très tôt ou aller dans d'autres secteurs. Et loolu yëpp dafay affaiblir la liberté d'expression. secteur de la poste am na jafe-jafe moo tax ñu càmbaraat ko dina am solo ci entreprise nationale boobu ñuy wax la poste ndax nag am na loolu ñuy wax crise financière ñàkkum xaalis bu metti boo xam ni dal na ko cadre unitaire bi nga xam ne juróomi syndicat ñoom ñoo ca nekk syndicat de la poste daje nañu ak ARTP pour nag mën a gi am ay saafara ci wàllu wi lu ñu bëgg ñu ni nañu càmbaraat poste bu baax a baax Amadou Dem porte-parole dañ koy déglu ci micro Mamadou Fall. Distribution courrier dafa obéir à des normes malheureusement am na ñu bëri ñoo xam ne jombut dañ ko xamul waaw am na koo xam ne sax mu ngi distribuer cak-cak te xamul ne que bu xëyee ba ngoon bu demul kaso yàlla rek la soob parce que distribution courrier dafa am ay risques donc li ñu fi andi mooy ñu xool ensemble comment faire pour waxtaan ak les différents acteurs. dina am déjà benn campagne de sensibilisation ay spot publicitaire yoo xam ne danañ ko def pour que ku nekk xam li nga xam ne poste moo ko moom te nga ne ci te di ko def d'une manière illégale. ñaareel bi également mooy dinañu ànd ak waa RTP wër gare routière yi jéem a également wax ak ñi nga xam ne ñoo distribuer cag-cag yi jéem leen a organiser jéem leen a professionnaliser jéem a fexe ba nuy un partenariat ak bépp acteur boo xam ne yaa ngi distribuer courrier pour que ñoom ñu gisi seen bopp mais ñu teg ko ci yoon. poste bi également li ñu moom ñu jox ko. tey jii la ñu ubbi kon autopont bi nga xam ni moo nekk ca Cambérène moo taxit bi ñu fa demee du ñu fa gis mooy ne gis ngeen ko nii oto yaa ngi daw nu mu leen neexee embouteillage wàññeeku nañu bu baax reportage d'Issa Préra Diafara Ba. ma ne ko da nga xam. taximan bi yoon bii mooy bu njëkk mu jaar ci autopont bu Cambérène bii ginnaaw ba ñu ko ubbee. pont bi en tout cas ouverture bi moom dafa yéex quoi mais bu teeloon na ñëw moom doon na baax mais comme ñëw na fàtte nañ jafe-jafe yëpp ci boor bi quoi. instant yi dëkk bi amul problème te avant pont bi di marché nii boobu am nañ problème. pont bi moom li ma ci gis mooy lu baax la te lu ñu amal njëriñ la ñun chauffeur si. luy amal population bi njëriñ la parce que luy créer embouteillage dafay laal chauffeur bi day dawal day laaj client bi bëgg a dem
kon su fekkee facilité am na ci dem geeg ñëw gi loolu yaakaar naa avantage la ci pour ñun ñëpp. oto yi di yéeg oto yi di wàcc automobiliste yi di rafetlu bu baax ubbi teg pont bi ndax gis nañu ne dina wàññi bu baax embouteillage yi nga xam ne dafa daan am. bon comme embouteillage bi doon am fii rek parce que man Pikine laa jógee ma dégg ñu ne ubbi na ma ne xaaral ma jaare fii découvrir ba xam ndax ubbi na wala déet mais nice ça va daal fi mu ne nii. non man Cambérène laa dëkk quoi mais tout le temps pour des fois pour ñu mën a dugg ak sañu oto yi Cambérène sax problème la te tey danoo génn normal amuñu benn problème macha allah moom nice quoi. macha allah dëgg yàlla parce que dinañu permettre ñu mun a am accès Yoff facilement ñun Yoff Layeen lañ jëm ñu ngi ci préparation appel bi donc yëmbal nañ jóge nii di dem Yoff mais même pas 10 minutes nañ quitté donc macha allah daal kontaan nañ trop. autopont bu Cambérène defar gi moo ngi tàmbali woon le 7 novembre 2021 ginnaaw fukki weer ak lu tekk ci wàllu liggéey bi tey automobiliste yi di rafetlu bu baax ak ubbiteem. mooy autoroute bu Cambérène mu yemook wooteeb maam Seydina Limamou Laye délégation Futurs Médias nu mu koy faral di defee saa su at mi jotee defati na ko dem na seeti njaboot ga daal di ko yóbbal njàppaleem te itam wax leen naka lañ fa nar a taxawee groupe Futurs Médias ñu nga ca bañ fa demee fekk nañ fa Seydina Issa Thiaw Laye mu ngi remercier bu baax groupe Futurs Médias di leen encourager itam ci seen taxawaay ci waa këru diine yi dañ ciy ànd ak Aminata Mbare Sow. niñ ko tàmmu di defee saa su événement religieux amee ci Sénégal 142e édition bu appel bu Seydina Limamou Laye groupe Futurs Médias def ni mu taama di def. amuñu aussi sens interdit ci benn këru diine te taxawaay bi ñuy am ci appel bi la ñuy am saay su këru diine xewle. li tax may wax loolu dama xam yow taxawaay bu am solo bi nga am ci kër diine yi sànq maa ngi dégg benn wax ñu ne trait d'union nga entre këru diine yi te loolu dañ koy dëggal. délégation bi directeur général jiitu ko kenn ku màgg ci famille bile di Seydina Issa Thiaw Laye moo leen dalal. yéen da ngeen di jouer ñaari rôle bu jaax bu ëpp solo en même temps. dina dem ba sax yéen di ngeen jouer rôle service public parce que bari na yéen comme lii tey fi këru diine la feneen noonu la feneen nangam mais da ngeen jël seen matériel seen nangam en tant que société privée presque di jouer waale rôle boobu lay. waxtaan bi am solo ñu fàttali ci lu bëri gën a remercier waaye tamit encourager groupe Futurs Médias ci taxawaayam ci këru diine yi. may rafetlu nag seen taxawaay ci kër gi defe naa ni du lu kenn di werante defe naa am na benn année boo xam ne ñëw naa avec une délégation parce que tellement que ni du woon leen parce que communauté bi ñoo am satisfaction ci loolu ñu ñëw yabal na fa kooku dool illustré na ñu bari ci ay mbir. commencé nañu def suñu mënin laay wax depuis pratiquement 2 semaines on est à 48 heures pratiquement du grand jour. te léegi suñu programme yëpp changé nañ ko fu mu nekk nii on est aux couleurs de l'appel direct yi plateau yi waxtaan yu am solo yi lëkkaloo si ak seen service yi yéen. nii lan ko fas yéene jàppee ba appel bi jeex ay plateau ay émission ay découverte ak programme bu mucc ayib ngir assurer couverture médiatique bu appel bi le ngir ñoŋal li nga xamante ni moom mooy destination Sénégal AIBD SA daal dinay équipé jumtukaay ci wàllu santé plateforme aéroportuaire bi liñ ci jublu nag moom mooy gën a dalal xel ñi nga xam ne ñoom ñooy tukki rawatina liggéeykat ya dañ ciy ànd ak Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye. tourisme bi waaye tamit avion yi mën a ñëw ci nu mu waree ginnaaw mbas mi kilifa AIBD yi gën a yokk ay jumtuwaay ci lu jëm ci wàllum wérgu yaram ci aéroport bi. aéroport bu gën a mag du rek ay tabax ay jumtukaay la ay service la donc loolu moo tax service boo xam ne moo yor mbirum wérgu yaram nga xam ne koo xam ne am na jafe-jafe ñu war ko yóbbu si ay hôpital yu gën a jege dañu war a am jumtukaay yëpp am oto bu baax boo xam ne mën nañ ko commencer faj ci oto bi ñu yóbbu ko ci hôpital bi donc loolu dafay tax suñu aéroport bi gën a am jëm gën a nit yi gën a mën a sawar ñëw ci aéroport bi. ñu jiite aéroport bi di rafetlu taxawaay bi nga xam ne ñu yor wàllum wérgu yaram bi foofu ci aéroport bi am nañ ko li ni mel sax a tax ñu fas yéene leen jox ay ndàmpaay yuy tàmbale ci weeru mars bi bu dee. ñun ñu xool ni jaadu na
ñooñu ñoo xam ne ñu bëri fu ñuy jógee dafa sori dañu doon toog fii ba ay heure te aéroport bi mu muy ubbi ñun lu doon importance mooy mu ubbi tey nit ñi ñu ñuy liggéey ñoo xam ne ñoom ñooy dalal gan yi ñooy wax ak ñoom ñoo leen di won Sénégal ñoo leen di won kanamu Sénégal ñoo leen di won xar kanam Sénégal ñooñu noonu dafa jaadu ñu nekk ay conditions yoo xam ne dina tax ba nga xam ne seen liggéey ñu mën ko def bu baax. kuréel bi yor wàllum wér-gu-yaram ci aéroport bi di rafetlu taxawaayu direction générale bi ñuy xamle ni ñoom it dinañ def seen kéemtalaayu kattan ba li nga xam ne mooy doxal aéroport bi ñu béy ci seen waar ba mu mat sëkk. assemblée générale bu ONU daal di nañuy voté tey kenn desul ci nga xamante ni ñoom ñooy wàllu États-Unis Europe ñoom ñëpp daal di nañuy voté résolution boo xam ne dañuy condamné li nga xamante ni Russie def na ko dal ci kaw Ukraine waaye réewu Afrique yi bokk na ca Sénégal ñoom nangu ñoo voté boobu résolution moo tax nag ñuy laaj Dame Babou nekkoon chargé communication mission Sénégal ci conseil de sécurité des Nations Unies mu wax ñu lan moo tax Sénégal def nànk ci mbir mi dañ koy teelu ak Chérif Dia. diggante Russie ak réew yi nekk ca Occident Sénégal farul fi fenn moo tax mu màndu ci bi ñu voté résolution bu Nations Unies sàkk woon ngir gaa yi teg ngànnaay yi ca guerre ba ca Ukraine. warula bett kenn ndaxte seetlu nañu ne Russie lañ ko séqal ndaxte Russie bu fekkee ne jataayam ci suñu continent bi ak ci suñu réew yi taxul mu feeñ loolu taxul mu fàngaaral comme yeneen réew yi teewul mi ngi di jëflante ak réew yi africains yi ci lu jëm ci mbiru sécurité ak yeneen yu bëree bëri ak fi mu ne toll ni sax xam ngeen ne àdduna bi dafa wóor ne gaawtu wut camp bu fekkee ne dafa am ñuy jote ci seen biir dafa am ñuy xuloo loolu dafa wóoratul ndaxte réew yu mel ne suñu réew yi ku leen bëgg a wutali noonu dootul léegi armée buy jóge fenn di dugg si ak beneen armée boo xam ne moo leen di mën a aar fi mu nekk ni noonu yi nga xam ne ñun moom la ñu gën a ragal ñu dugg si suñu réew yi du noonu yoo xam ne da nga yebal beneen armée ñuy jàkkaarloog ñoom ay jihadiste ak ay rebelle ak yu mel noonu bu naree am réew yi ko mën a indi dañoo bari moo tax Russie nag mbiram kenn du ci saware noonu. lu toll ci fanweer ak juróomi réew kon ñoom ñoo ne dañuy maandu ci mbir yi. Israël ku ne xam na digganteem ak Amérique dafa lànk kon ne du topp Amérique ci liñ bëggoon buñ sukkandikoo ci Dame Babou lii day firndeel guerre bi jafe-jafe bi ci ne. fi ñëw waaye bu ñamul ci moom soxla bu nekkee ci jafe-jafe yi itam bu geesoo du leen gis loolu lu mat a seetlu la te moo tax xam naa Afrique bi yoon ñu mel ne dañ cee teeylu te nag guerre froide bi nga xam ne ñëpp dañ cee jaaroon mu metti lool dellu séem dafa bett ñu baree bari parce que li nga xam ne moom la ñu gis sorewul ak guerre froide lu baree bari gis nañu ne réew yu mel ne réewum Israël sax nga xam ne lu Amérique mas a wax mu ne gongo lu mu mas a wax Amérique ne gongo ñoom seen bopp sax dañoo teey bi ñuy wote bi yoon dañ ne duma ci dugg abstention lañ def. Sénégal kon bëgg a teey ci mbir yi laata muy wax fu mu far guerre Ukraine ba di wéy bakkan ya di root wante xamul fu mu ni mujjoo. lii kon moo gën a fës ci xibaar yi ci kanam tuuti 20h dinañ fi dalal ci plateau bi Sara Cissé.